beat. Hey yo, Baram sa baat. Jéem ko teg ci beat. fu mu ne. Ah, jéem ko teg ci beat. What's up? Baram sa baat. Jéem ko teg ci beat. fu mu ne. Baram sa baat. Jéem ko teg ci beat. Hey Mr Cash, where di ay boo yee dëkk fële ay xaw ma lu mu wax si texte boobu sinon kon dama la koy tegaatal si beat bi et c'est exactement la même chose. On a écouté les gosses avec le drill, on va les écouter avec le classique. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le classique? Yeah, bien sûr. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le classique? Nice. Classique mën ngeen ko. On va écouter un instrumental de Tupac Amaru Sakur. Amadou Sakour moom ku mënul rabam moom mënoo rab xanaa yéen ñëpp mën ngeen a jàngee ci moom rab de. Waaw. wala Still Dre. bu Dr Dre. Mais on va écouter un instrumental de Tupac Amadou Sakour. Allez, on y va Birane li ma ci naroon teg moom yàlla baax na rek ba génnul Birane coosee gars yi wax leen ma kan ngeen gis ne moo gën a tàng maa ngi gis gars yi naan waa Malika ñi naan waa Grand Dakar non mais Eminem day impro sérieux kii moo mën fans Akatsuki bi non je blague ils sont tous les deux forts Papa Bolle Ndiaye Malika Bouf Eminem le meilleur Malika keneen ki si topp daal ne buur tàng na de PSF Malika PSF de la part de Amadou Thiam bu mergan nee na buur fu mu dëkk waaw mais MC buur fu mu dëkk mu ngi dëkk Malika HD Rasoul aussi il y a Malika et la tendance entre Grand Dakar et Malika qu'est-ce que ça va donner avec l'instrumental de classique on y va yo Yeah. ok yow yaay def Yo. Okay. Yo. Nena my dem. Yo. Eminem Grand Dakar Okay. Nena my dem. Okay. Nena my dem. No def fii duma fi yem ayca maa ngi dem man la Eminem rimba jéggi ayca boy day gën a neex ni lem bit bi baatare ko ni nga ayca boy say ma neem rap bi laa koy teg kon gis nga foog ma rap di la yéem rap bay teg say di leem rap ba jox la say rap leem bu dee amoo ci 10 000 xaar ma ci rang rim bi dam koy teg rajo noo ne ko kang rim yi dam koy dóor yow la kan no kun kang man duma gang gis nga man la benn boy bi jàpp naa sa MC noo def taati tooy fi maa ngi rap foog sa bëti taa gaawal jooy fiis rap ma koy teg loo muy xulli rëy bët mel ni looy fiis fii dara du doy fiis ram bi ma koy teg indil sa tet pile jox la fiis maa ngi rap di dem est-ce que bokk nga booy ki nga gis wi mi dem ko miis boo julul tisbaar dem ti miis rap bi dam koy teg kon gis nga lii booy yow bu ci miis maa ngi rap di sànni loxo sa ka dégg toxo maa ngi rap de nii la foog ma indi rap bi jàpp bi kon booy de fii la yaa ngi i rajo da ngay xew di mbaw ni mel ni jinaxu bajo big town maa koy dekkilaat booy ni rapajo rap naa fii dam lay indi booy yóbbu jam ñaa joo yow sa paaka baaxul da ngay wax mais du jam naa joo rimi la gàllaa joo gis nga ni may gal ñaañoo mel ni benn Balla Gaye booy bi jàpp na la ci wiim non du la Balla kay wowal yëkki nii wiim yi togg naa ko sama main maa ngi koy yàq nii jox ko auditeur yi lekk wiim yi sum koy def yow ngay di nen man ma di kekk dal ci man nga toj boo rap bi ma koy teg kon gis nga ay ca nag ma kocc big town la ma dëkk da ngay lëmbal rek waaye yow say big down du ma dëkk man la booy bi du ma càgga rap bi fay ma Ferrari ngay lang njaay njagga acca non baal ma apparenti non fayal paas jarul connexion wim bi Messi dribble jox la paas acca dugalal wim bi ma koy teg MC bi laa jàpp mbugalal rap bi ma koy teg ni maanu booy bi yow comme Google dama lay tontu vite fait man ku may miimal wim bi laa koy teg lëwal deuxième acca xiimal gis nga tëb ni lëwal maa ngi indi waat ni géwal tëgg tama wim bi ma koy teg ci dëmm rap dañ ma ko tàmm lii bul jéemu dama ko tàmm wii mi maa koy teg Assane Ndiaye non tëggal ma tàmm rong ndong wii mi day toj booy Allahu akbar kabira ay waay jila waay yow dëmm nga am loo doon yow attends ku beneen musique bi ku beneen ay waay li mba jàmm la ay ko nekk Grand Dakar gi xanaa dëmm la yéen Allahu akbar kabira waaye yow booy lii da nga ko doon xalaat nii muy ñëw nii nga koy wax nii. non dama ko tàmm rek dama am fas catastrophe booy lii impro la. mun naa ko def fii ba suba. asbunallahu wa ni'mal wakil. Eh booy kii c'est pas un humain. Mais venez me dire ce que vous venez de penser.
Merci beaucoup à mon ami Isapt. Grâce à lui que je me fais le plaisir de découvrir encore une fois ce gosse que j'avais vu. À l'époque, il était, je sais pas, très très jeune. À Grand Dakar Sunday Cypher. Mais boy, da nga yéeg yow. Yow tam yaa ngi si Dakar Sunday Cypher yi. waaw. Yow tam si tukkatu yambaay nga bokk. Aïcha, on y va, on reprend l'instrumental du début, hein. Aïcha. What? Damn! Oh. Eminem, il s'appelle, retenez son nom et allez le checker. Voilà, et quelqu'un qui est très 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 fort. Mar d'Italie. Allez, on y va. Yeah, Zele, Eh, Malika City, what's up? Okay, yeah, Bour, yeah, Iradio, what's up? Okay, yeah. Bit bi nga may jox ma def lu gën a tàng rimi buur bi dafay tari dàgg na ko jàng dafay rap di rabal rimi gën a graaw ay ca tux nga bon woon rabal maa lay ñëw dil ko joxaat rimi gën a graaw improviser naa la jox at wala ñaari weer improviser topp ma ci rap bi amal ñaari reer añ la rimi gën a graaw lu ma lay xañ la fi lay gaañ la yaa ngi dégg boy bi tey dama lay kaañ la te écran mi gën a graaw wengal sama kàpp ni rimi gën a graaw ci kaw bit bi dooma dak rap ni maa ngi nii di dawal takk samay jaaro dama xaat si fekk niggas ci man la ñuy jaaro pap Sidi la rimi gën a graaw du ànd ak rama mais boy Sidi la di ko teg ci rami di ko teg ku war a sigi la ci kaw lay dem improviser di ko teg ci rami rimi neex ni lem noo jéemu ma dama mën rimi gën a graaw demu ma ci benn maa mën naan ko defal lii mbaa lële improviser di teg rami xoolal am forum zële kalim siri laa jugee improviser mel ni Balla Gaye ci mbër bi nu muy njuugee day bàkku rek rimi gën a graaw am naa ci sàkku rek du yàkku rek freestyle flow mel ni ñànku rek di leew rimi gën a graaw man dama xew sew damay am ci rap man du ma beew du leew yaa ngi dégg boy bi nee na neew boy dafa nooy nii rimi gën a graaw ci teg ci raam yi duma naa sa boy yi tey sa taati fii lay tooy fii yaa ngi dégg boy bi di teg am forom yee xel du doy fii sonnuma freestyle flow amul coono man di teg ci raam yi yaa ngi dégg duñ ma donnu man parce que dama ay takee rimi gën a graaw lil sa MC nii laa koy attee yaa ngi dégg boy bi dañuy xeex yàlla ji mooy attee yaa ngi dégg boy bi dama aay ci kiw bit fatee di ko rek ci raami yaa ngi gis ma andi teete teg raami MC bébé la man maa koy teete yaa ngi dégg boy bi maa ngi i rajo du TV freestyle flow sa taati fii laa koy nara teepe nekkul tipi freestyle flow ci kaw bit bi nga gis rimi di diji dama fer tàng ma ni nga xoolal ma nekkul di iji si di faal moo ngi xool ni rimi gën a graaw rimi mu ngi dugg si xool ni yaa ngi dégg boy bi gàttul sewul joo te jool ni bu leen daaneel rajo bi arrêtez-moi tout ça là. yeah la ilaha illallah. wax booy yéen ni ngeen mënee si drill noonu ngeen mënee si trap mais yéen booy ay machine ngeen yor seen xel yi wala mais naka la nit di jàngee impro ba mën ko. yaakaar naa ni bi génne woo ko de yaakaar naa ni waxaatal. bon yaakaar naa ni lépp ci début bi la quoi en fait. Parce que et il ne s'appelle pas Eminem hein. Je signale pour les gens qui me disent Eminem, il s'appelle MNM. waaw Eminem boobu ça veut dire Mbaye fils de Ndeye et de Moussa looloo indi Eminem boobu. déedéet yow tamit nag ay Ndeye ak Moussa gënuñ fi. non mais man sama bopp laa wax de man waxuma kenn moo gën nangam. ma ne Ndeye ak Moussa jur nañ beneen doom bu dul. mais man Mbaye laa wax. waaw xam nga man Mbaye laa fils de Ndeye et de Moussa. man loolu du ma sa. non mais déglu ma kaay ma wax la am na Moussa ak Ndeye bu am beneen doom bu tudd Mbaye feneen. fan. ah feneen yow da nga xam. kooku ngi wuyoo Eminem fii. waaw mais wuyowul Eminem. waaye kooku Mbaye fils de bés bu wuyoo Eminem ma nangu ko ko. bàyyi ma nga naan ma bés bu wuyoo Eminem man dama foogoon ne man rek maa tudd Pape Sidi Fall ba àdduna bi di tukki. ma gis naa ay ñoo xam ne seen carte d'identité lañ may woon ma door leen a ngëm. non mais sérieusement les gars vous êtes trop. non mais je suis très fier de vous. Vous avez du talent. Rapidité intelligence boobu ngeen di am un mouvement di xalaat di wax. But top di am rime te muy am sens di am quintessence c'est très important. Auparavant on avait des rappeurs qui disaient bukki mbaar gelawaar ñu war weer la war weer tirer le revolver bu gis barka sa barka der ma naan beer nga def ko ci verre xam nga lii mën naa ko fi def suba ba suba ci waxtu wi jotaat ma deewaat ko mais li ngay wax muy am importance ba pare di am next level di am ay name dropping di am ay punchline des fois mu am ay assonance di am ay allitération. Moi je me dis que là vous méritez tout mon respect les gars. Mais comment ça s'arrive yow naka ngay def ba sa ay beat ay freestyle yi di gaaw. bon yaakaar naa ni bon
jamono yi avant Dakar sa ndey saay fa sax laay wax parce que man dama tàmm di ko foowee depuis sama koñ nag. maa ngi yoroon benn kóolu Motorola bitu rington la woon bit bi amul woon dara bit bi da doon naan tinding léegi nag à chaque vendredi dañ doon toog suñu koñ. comme que Grand Dakar dafa xaw a nekk benn quartier boo xamante ni dafa bëri ñu fay jaabante. mbalagante ñu toog ku romb ma réem li nga sol ba kooku jàll keneen romb donc loolu noonu ci la ñu tàmm di ci débuté maanaam jëluñu ko woon sax pour def ko leneen ak leneen mais par la suite la ñu gis saay fa yi doon am biir Dakar. parce que buur mi mbëkkante nañ fa ak yeneen boo yoo xamante ni mbëkkante nañ fa. donc au fur et à mesure nga dem gars yi di la tegal ay bit nga commencé am ay opportunité di tegu ci bit léegi nag compétition yi comme que sa morom da lay gagné 45 secondes la donc 45 secondes yooyu yow psychologiquement da ngay def sa xel ni que ni kii su ma jaaxaarloo moom impro la amul texte parce que boo tegee texte ay ñoom Aada Cannibal ñu ngi fa ay ñoom Meuse ñu ngi fa ay ñoom Sanu gars yu xam rap ñu ngi fa donc da doon nekk 100% impro freestyle yaa xam nag ci nit ki ngay wax wala leneen donc ñun loolu noonu ñu si doon dem chaque dimanche bu ñëw ñu siy dem te man même bu dul dimanche sax man chaque jour que jëfee damay rap. chaque jour. maanaam comprimé le matin midi soir chaque jour man damay mun naa toog ak nii di waxtaan ak nit fekk maa ngi ci leneen quoi c'est que yaakaar naa. booy man chaque jour sax du ma sangu. waaw des fois ma tëbal. bu seddee sedd yére yi. waaw mais mooy. dama dëkk si géej bu leen ma gisee. xam naa yëg-yëg bi la rek. parce que déjà boo bëggee benn affaire nii de trop. déjà da nga ciy bëgg a def sa kéemtulaay kàttan parce que surtout tamit freestyler yi dañ leen tàmm di leen coller benn motif mooy mënuñu bind quoi. te mu nekk affaire boo xamante ni. man damay naan nit ñi ñu koy wax bon peut-être tamit am na fu ñu ko teg mais man d'accord ma 100% que freestyle yi mënuñu bind parce que. maa ngi ñëw xool ba xam mën nga bind wala mënoo bind. d'accord maa ngi ñëw xool sans beat ni rien ma déglu la nga rap. ndànk ma xool ndax mën nga rap wala mënoo rap. c'est comme si da ngay slam mais sa texte su rap nga may firil. Bour. Mais comment ça vient les mots lan la seen xel bi dafa am beneen machine de production de mots bu koy def taf wala lan la. non amul benn machine de production bu nekk suñu xel bi wala genre boobu mais peut-être comme ça waaye ni mu ko waxee rek affaire yi aussi tàmm di ko foowee genre ci la bokk quoi. avoir compétition quoi. voilà noonu la demee quoi. waaw parce que comme joueur bu am compétition rek boo ko duggalee si terrain du ko jaaxal quoi. ndax noonu la ñu def di daje di dugg ci saay-fa yi xam nga di tester suñu bopp quoi. xam nga di si jël ay expérience yoo xamante ni voilà yii la ñuy gagneel quoi. donc di ko def di ko foowee ci mbedd et tout donc loolu mooy andi lii quoi loolu mooy andi lii. damn mais gars yi yow yëg ngeen li ñuy wax ku mun tël du mun football sinon kon gars yi jël pakoti mu nekk. waaw moom loolu sa waay di la expliquer. kon yéen mun aay ngeen. waaw instant bii kay ci yow la des loo bëgg a xam rek. ak yéen aay ngeen yow sa texte benn texte 1 minute. tu as 1 minute pour me convaincre que ni mën nga bind. silence cimetière s'il vous plaît que personne ne respire ku nooyi génn studio bi wàññil ma beat bi ba mu jeex rayal ma beat bi ba mu jeex booy. maa ngi nuyu Jiman depuis Kaolack maa ngi nuyu Amath Sarr depuis Matam maa ngi nuyu Badou Niang depuis Ngeexoox asafurla du Ngeexoox Mbadaxun Ndour benn village la bu nekk biir Mbadaxun c'est après Kaolack Ndour la nekk mu ngi ñuy déglu maa ngi nuyu waa Ziguinchor qui nous écoute sur la 103.4 waa Kolda Sénégal yëpp ñu ngi lay déglu. Tu as 1 minute pour nous montrer que tu sais rapper mais aussi tu sais écrire coolement. bañ may tudd ci live ci mbégte lañ wootee ngi ngeen teew suñ may tàggee ci live ci naka ngeen di ñëwee laxas yeew kon lan mooy turu nit tey bu dee suba mooy tudd néew yoon la ma teel ko nit tey musiba du junj lu néew live fang ci guddi yi live fang ci bëccëg live fang ci suba ak ngoon live fang ci tabe live fang ci iñaan live fang ci baax ak bon live fang ci bëgg live ci bañ live ci xarit noonu kon live mu ngi ci biir live fang ci biti live fang fépp pour mënti doon live yaa moom meg ak giif séddoog biif suur ak xiif làkk fi mbégteeg tiis oyof diis yaatoog siis leeru liir bi nga réegal doon kiraay bi tax duñ gis ku la jébbal naf soom nga dox contrat wam ak Iblis. parce que Pape Sidi bis bu génnee àdduna yaa na yéex xam naa bu ma amee 135 ans ben kenn dootul wax Pape Sidi ngi nii tëdd dañ naan néew bi. c'est vraiment profond ce que tu viens de dire. Boy, quand je t'écoute rapper j'ai comme l'impression d'écouter Djily Bardad. Tu l'écoutes beaucoup? Bon gars yëpp dañuy influencer depuis le début quoi. Djily Bardad waaw Djily Bardad ak dotom bi nii sax da ngeen xaw a am ay Aada Cannibal da ngeen a am ay traits de langage daal. waaw bon peut-être mën na nekk. mais bon dotom bi nii. non du dotam de. waaye yaay fi bi.
waxuma yaayef bi de. na ngeen ma fenal nag laa la na wax. ngeen ma fenal dem seen koñ di wax man maa wax loolu booy. waxuma yaayef man de. faale ma leen de waa Grand Dakar yëpp ngeen rang di xeex ak man faale man ma. live laa la wax live ak yaayef kañ bokkul. ah man de booy da ngeen maa yéem man booy yéem ngeen de yow. waaw yow mën nga bind. waaw waaw ci li ñu yaakaar. Après MNM de Grand Yeah. Dakar, pour ce texte très profond et très richissime, voici Bour MC de Malika yeah qui va nous faire une démonstration pour 1 minute pour nous prouver qu'il a du talent. yeah at bu mel ni bii yàlla bu mu fi amati atu corona atu ka atu takk masque atu doxantoog zel doo saafonte ak say am di jàmm at bi ñu feebar di tiital ba ñëpp di ko jaamu at bi ñu tardeel élèves yi toog ay weer kenn mënul jàng at bi ñu tëj sunuy école ba kenn mënul jàng si at bii la kër yu bari dëpp ceeni cin ñi doon xaar aide alimentaire amuñ sax njëgu diw ci at bii la nit yu bari dee ci marak xiif at bii la jullit fekk ju jullit di julli mu sañ ko liif at bii lañ xaawi ay sutura men ci ay lomotif at bii lañ demul aji aj appel ajuma amul dem yàlla wax nga bañ koro wax nga def àdduna amul blème ñun bëggatuñu gis at bu mel ni bii ci tiis seen jëf yu boni dayal nañ ci di ko gis at bii lañ xaawi ay sutura men ci ay lomotif léegi damay xool ba xam am ngeen xam-xam damay xool ba xam am ngeen culture générale yéen ñaar ku njëkk a xam rek day yeexoo question de rapidité la nag ma xool kan moo gën a ñaw xel. C'est qui l'homme le plus riche du monde? Bill Gates. déedéet. am na benn gayen bu gagné woon Tesla mooy xaw ma nan suk le sud-africain originaire de Sud-Afrique. mais nekkatu ko léegi Jeff Bezos rawaat na ko ñoom ñaar daal ñu ngi rawante nii kii 1 milliard de dollars lay rawante kii 2 milliards de dollars ñoom ñaar daal ñu ngi ñuy bëgg a soob man yoruma 100 francs di lijjanti milliards ko ëpp xaalis yéen ñaar foofu war ngeen fa def ay gëstu parce que bu ngeen di wax ne maa raw Jeff Bezos moom moo créé plateforme bu ñuy wax Amazon lan mooy Uber lan la culture générale lan mooy Uber système de transport la bu nekk Europe Uber Elon Musk voilà j'avais oublié son nom Elon Musk mais bon Bill Gates raw na ko bërki dem astafurlah ma naan Bill Gates Jeff Bezos raw na ko Uber système la boo xam ne Europe Amérique ak yeneen dëkk yu développé yëpp dañ ko am moom moo leen di permettre bu ñu soxlaa taxi dañuy woote rek seen kër oto ñëw gaare loolu mooy Uber amagul Afrique amagul Sénégal fii mais bon c'est bon en tant que artiste yow booy rap nga am ouverture culture générale c'est qui Galilée kan mooy Galilée Galilée vous ne connaissez pas c'est qui Galilée booy uti leen culture générale nag loolu rek a leen manqué parce que dafay gën a enrichir seen bind bu ngeen xamoon loolu daf leen di yomb xawla Galilée ay Jeff Bezos ay Uber ay Amazon yooyu dafa lay jombalal lu bëri ci bind. Galilée moom moo njëkk a wax ci àdduna bi ne la terre est ronde ñu rey ko. waaw bien sûr. 1000 ans xaw ma 2000 ans après. ñu découvrir ne il avait raison. Hein? On est d'accord les gars. fan mooy ceetu. ceetu fii la ci Sénégal de. ceetu Sénégal fii. ceetu. ceetu. xam ngeen Cheikh Anta Diop. xam nañ ko kay. waaw xam ngeen Cheikh Anta Diop. waaw bien sûr. war ngeen a xam ceetu. ceetu. dëkk la mooy dëkk bi nga xam ne foofu lañu denc Cheikh Anta Diop bi mu génnee àdduna foofu la ñu allahu akbar wallaay kontaan naa si lii de yi day am chaque jour suba day am donc je disais tout à l'heure Tietou c'est le village de Cheikh Anta Diop ça se trouve dans le Bawol foofu lañ suul Cheikh Anta Diop instant yi su ngeen bëggoon a gis bàmmeelu Cheikh Anta Diop Tietou ngeen di dem Tietou dégg ngeen où se trouve le pont de Tobor booy yéen da ngeen di uti xam-xamaa. waaw yoon la de. le pont de Émile Badiane le pont de Tobor le pont de Émile Badiane le pont de Tobor et le pont de Émile Badiane le pont de Tobor se trouve à l'entrée de Ziguinchor dans la ville de Ziguinchor le pont d'Émile Badiane se trouve à Sédhiou. Émile Badiane il fut ministre ici au Sénégal il fut aussi membre fondateur de l'MFDC où se trouve le groupe E-Media Invest. Sidi tey moom Hein? Sadik na de. E-Media Invest où se trouve le groupe E-Media Invest. non man xamoo yow.
xamoo fi ngeen toog mooy groupe E-Media Invest dégg ngeen. Bila Bass nee na ma Uber mu ngi fii nii mi ngi Nigéria ak South Africa mais c'est des pays développés Bila Bass. E-Media Invest moom mooy iRadio ITV E-Media SN xoolal. moo nekk nii E-Media Invest. Des fois l'observation aussi c'est très important hein? si Mais vous êtes des cons. Man bëgg naa xam lan lañ mun def yéen pour seen carrière yow lan moo tax ngay rap. bon da ngay rap pour am si gel yi pour dawal si oto yi pour tabax si kër yi. avant tout dama ko bëgg quoi ma déjà bon yaakaar naa ne ku doon jóg chaque dimanche di dem saay fa ci gox yëpp te saay fay ko saay fay kañ say magom góor yàlla rek nga fay dajal mais bon ci loolu lañ tàmbalee mais instant yi nii ñu ngi ci projet bi déjà génne naa sama clip vendredi bii nii passé 12 février et que di waaj a génne projet bi tamit ci at bii nii donc séntu suñu bopp sori am bëggeel tamit ci hip hop bi am ay affaires yu ñu ci bëgg a def bëgg tamit wane suñu talent looloo ñu fi téye quoi. D'accord kon yow boo amee lan mooy sa objectif si rap soo amee lan ngay def si rap lan nga soxla si rap da nga bëgg rap. def lu kenn deful. maanaam. def lu kenn deful xool xam nga ko fii Pape Sidi. lan la kenn deful xoolal rek. bul ma wax disque d'or. non li gars yi def gis nga ko. li gars yi def fii. gars yi def nañ lu bëri. lan la bëgg yow lan am tu n'as pas d'objectif en fait. non mais si. boo xam nga tey boo nee nit ki noo taxawal xam nga tey soo nee nit ki amoo objectif. parce que ñun début bi quoi fu ñu tàmbalee ak ba fii nii ñuy pousse mu yegg ba fii nii donc yaakaar naa am objectif moo ñu fi téye quoi bu ñu amuloon objectif banañ compétition yi bu yàgg bu ñu amuloon objectif donc banañ lii dem nekk ci leneen donc gis-gis bi moo kawe et que comme tey jii nii dañ nekk ci yoon di tabax benn affaire bëgg ko yeggali fu kawe léegi ñun xam nañ fu ñu bëgg a yegg te incha allah rabi dinañ fa yegg suñu objectif dépassé na sax li nit ñi di yaakaar ni que ñun ci loolu lañ tënk quoi. parce que mooy li ma la wax ñun surtout ñun la zone boobu la ñuy tàggoo. surtout ñun ñu jaag ci saay fa yi. après da ngeen di classante nag surtout ma xool ba xam ay ngeen ci classe. surtout ñun ñu jaag ci saay fa yi dañu tënk quoi en fait dañu tënk mënuñu bind mënuñu def son bu commercial mënuñu def nangam. donc ay mais gars yi ñoo la koy wax ñun tamit ci milieu bi lañ nekk quoi. mais lan moo tax mënoo def ko son bu commercial. non da ngay toog non waxuma la gars yi wax da ngay toog ñu ne la freestyler yi ñi nga xamante ne ci saay fa yi lañ nekk. amuñu capacité wu def son boo xamante ne. mais defal lu la neex la musique c'est une question de sensibilité. wala déggoon ma la sama clip génnee naa ko le 12 boo paree nga dem seetaan ko. son bi veux-tu m'épouser la tudd. veux-tu m'épouser affaire l'amour nga si woy. non bu bokkul ak li nit ñi def nag. maa la wax loolu. man bëgg naa la daal. Désolé hein, pour les gens qui me disent Pape Sidi, le pont Émile Badiane se trouve à Ziguinchor. Il a été inauguré en 1979. Ça, je savais par le président Abdou Diouf, qui à l'époque fut le premier ministre de Léopold Sédar Senghor, 1979. Je savais tout ça. Merci. J'ai dit Sédhiou, je me suis trompé. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Vraiment, vous m'aidez à comprendre beaucoup de choses. Il faut savoir augmenter ton objectif sur le long terme. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est un conseil que te donnent beaucoup de gens. Nee nañ da ngay ut ay kii nii Boulevard Selecta Sori Touré dof dugg si na ci direct bi benn dof moo may seetaan Boulevard Selecta Boulevard Selecta Sori sama benn xarit la mais dafa dox dafa tux Pont Tobor et le pont Émile Badiane se trouvent à Ziguinchor. Oui, merci beaucoup Seyni Sané. Waa Ziguinchor yi ñu may wax naa leen nee leen waaw yéen a wax dëgg man maa juum dama wax Ziguinchor à l'entrée de Ziguinchor bu wax beneen bi Sédhiou dama juum. Allez ñu dem. yow lan mooy sa objectif si rap bi. waaw succès quoi waaw réussite quoi réussite xam nga. Tu veux réussir. waaw parce que. loo bëgg a réussir pour yow c'est quoi réussir. waaw mooy xam nga li nga xamante ni yaa ngi ko bëgg a am ci àdduna bi li nga xamante ni da nga bàyyi yeneen yoon pour am loolu noonu nga yaakaar ko ci musique bi di ci def sa temps lan nga bëgg ci àdduna yow. voilà bëgg naa suba comme par exemple suba ma nekk nit boo xamante ni nit bu ñu respecté la bëgg naa. tu veux le respect.
waaw bëgg naa aussi nekk koo xamante ni am na xaalis bu. tu veux de l'argent tu veux le respect et bëgg naa l'argent aussi jàppale ñi nga xamante ni ñu ngi may jàppale pour l'instant nii su ma demee ba mën quoi carrément. tu veux venir en aide les gens qui t'ont tendu la voilà main quand tu étais dans voilà yooyu yëpp ci rab bi laa ko yaakaar te incha allah ñu ngi liggéey loo xamante ni. bëggoo ay gel yu bëri affaire yooyu aussi. waaw gel yi moom mun naa ne affaire de kii la quoi même ku rabul sax ci day jël ci boy donc loolu moom nekkul loo xamante ni daf ñu dugal ci musique bi quoi. gars yu bëri rapport Fosco la ñuy nekk ñoom pour gel. waaw gis nga nag ñooñu noonu dafa am maanaam limite bu ñuy am ci hip hop bi quoi. est-ce que yaa ngi comprendre mais boo gisee koo xamante ni day teel ay bagages am sànq. bu nekkee ci affaire ay doxaankat ngeen nag. non lay expliquer affaire bi garaaw parce que gis nga saa rek. yow ñaata gel nga am yow Eminem. benn. nu mu tudd. Impossible Prod. mooy sama label de production. kon yow doo iri quoi. Impossible Prod moom laay iri mooy sama gel. iri nga koy iri. yow nag. non moom. yow moom sa picc yi ku la xool xam ne doo kii. taluma yooyu quoi. yow moom da ngay ut bu dugub suuna. gis nga boo amee picc sa kanam gi mu bëri. xam nga nooy def da ngay ut dugub suuna. waaw dugub. boo xëyee fajar balaa ngay sëlmu. da ngay def dugub ji ci ndox. boo xëyee fajar balaa ngay sëlmu nga jël dugub ji tee ko sa loxo ba ndox mi wàcc nga wis ko picc yi bu ñu wàccee di lekk dugub bi nga dem sa yoon. non parce que ni kañ la quoi. non vous êtes vraiment des gens pas cool. Vous êtes vraiment des gens pas cool du tout. Oui. Mais j'admire votre talent et dinaa def léegi yéen ñaar dama leen di boole sama gang bi gang mën a rap. léegi yéen ñaar chaque 2 semaines wala chaque mois dinaa leen invité benn yoon ngeen ñëw ñu tàggal studio bi. incha allah allez Birane daf ñuy jox la zone ni ñu dem def tëjee ko ak Tupac bu ngeen dee classante ngeen classante bu fekkee da ngeen di ruusante nag non sama waaye dama ko ragal a classe quoi. bu classe ma quoi c'est que man. kii représenté Malika waa Malika ñu ngi si ginnaawam kii représenté Grand Dakar waa Grand Dakar ñu ngi si ginnaawam Grand Dakar Malika ana maa mu góo. Yo. Yeah, what's up, nigga? Okay, wow, yo, last beat, man ak Eminem, rimi gën a graaw, gën a neex ne leem, dañu mën, nekk ñu di jéem, rimi gën a graaw, ci kaw bit ñun ñoo la yéem, yow, acca nañ ko dawal mel ni 4x4, rimi gën a graaw, sonn nga di apat, teg raami dagg naa sa put dagg su baat, rimi gën a graaw, boo ñu toppee dañu lay faat. ayca ñoo lay sulli rimi jàpp nañ ci xale booy di ko ndulli rimi ayca jonguloo noo bàyyi dañ ko bulli ayca Aram Njaay woowee naa ko ajaratu tulli rimi lay def gis nga booy du ma laal lii rimi sum koy teg yow la kan no laal lii ram yi maa ngi koy teg yow la waali sekk rimi dam koy teg gis nga yaa ngi gaañu ci pet rimi maa ngi koy teg fat ma koy joxe rimi maa ngi koy teg no booy lii du ndoxe fat ma jox la gis nga booy ni ma froxe rimi ma koy teg kon bul xaar booy fi ma troxe acca jox ma rimi gën a graaw ndox la tay ma ndox ko yaa ngi dégg booy bi dam koy dugal ku ma sox ko freestyle flow dugubu suuna andil ma sox ko rimi gën a graaw oh shit rime naa ko freestyle flow dóor ko balagon crime naa ko teg ram bi di ko teg boy prime naa ko yaa ngi dégg booy bi nekkul lycée primaire naa ko ay booy yu ndaw ñoo koy teg ci biir Tupac chrétien nga ay ca demal xaar ma feet Tupac ram yi maa ngi koy teg gis nga maa ngi ñëw ci comeback sama agenu ngay xaar ma dikke mel ni ong back gaañ naa la massa wi mi ma ngi koy teg courant non dama la massa demal seeni lekk wi mi ma ngi koy teg duma laal seeni lekk parce que dama suur këll man la buur non kaay ñëwal su këll wi mi ma ngi koy teg gis nga del loo ma nju këll fii la ñuy tojaat wi mi ñu ngi koy teg buñ la rombe acca nag ñu ko jaat wi mi dañ ko teg fat lii du jeex du xaaj ok ñu àggali kon rimi gën a graaw deewagul ma déggali ko yaa ngi dégg booy bi damay teg ba yeggali koon freestyle flow damay dem ni nga yeggali ko maa ngi dem di dem rek kon doo ma téene rimi gën a graaw dama ceene entraîné sama saat fii munoo fi traîné freestyle flow ci kaw bit bi ma lay décréné maa ngi nii iPhone bi dugg na rimi gën a graaw tey léegi ndugg na marché la jóge freestyle flow gis nga booy tey ni ma duggee maa ngi nii di njug rek rimi gën a graaw ay ca coon ma di nga tuub rek bu ma la jàppee tey dinaa la wàccee freestyle flow ci kaw bit bi gis nga ni ma lay sàccee Pape Sidi Fall ñoo ngi may jege nii live and direct rimi gën a graaw improviser boy bi daare
yow ñoo fi jaaroon léegi booy ñu ñibbi CMC du ma yab maa ko def ni dib bi wi mi ñu ngi koy teg yaay jàdd ñu jaag di gibbi fat ñu jox ci wit bi wax ko Tupac wala Biggie fat ma jox la gis nga wi mi ànd ak teggin rab bi ma koy teg ngay fecc kat mbulaa ceegin rab bi dam koy teg fat wowal ko déggin ajaga tukumba mënuloo ma gis parce que boo yow da nga gumba rab bi ma koy teg waaw góore yow waaw kumba parce que gel nga ma saf de wi mi ma ngi koy teg wi mi gis nga fi ma ko taf de dama nekk di foofu naa man de damay kaf de wi mi ma ngi koy teg tilim noodu booy nga baaf de ne ko amal jom pourtant booy bi dalay clash man duma ko cop ni bonbon fenn photo flash fat ma teg ci wi mi arrêt car damay romb dem fat ma def ko gis nga MC yëpp ma dam dem man la faaya booy boo ma xamul waxal emme noppi yow may ko acca kon may ma rimi gën a graaw te nga jàpp acca ray ma boo ko ñiimee rimi gën a graaw acca booy bi nim la rimee yaa ngi dégg booy bi no classe sante wuñu tekraami bit bi xëcc saagante wuñu ñun dañuy rap rimi gën a graaw bit bi bu njëkkoon sax dam koy dab non dam koy jàpp moo ngi puub tuba yëpp maa koy lap yaa ngi dégg booy bi emprunté la mais duma yàpp non man de kenn duma yàpp freestyle flow di ko teg togguma mais dooma yàkkal acca andil easy rimi gën a graaw dàkkal acca ni nga rimi busy laa lay tekka ñu seddoo rimi gën a graaw boo yow met tegoo da ngay mettilu rimi gën a graaw ji teg ci raami da ngay tekkilu pour tekki fii rimi gën a graaw fan nga nekk fii yaa ngi dégg Balla Gaye la xëtoo butal di sekk fii teg raami gën a graaw acca kañ nga fecc fii non ras la booy ku jóge fas la yaa ngi dégg booy bi def la kokok jën tey ma was la jàpp la mel ni koko tey rek ma xas la léegi yaa ngi dégg booy bi téere la tey rek ma fas si digg freestyle flow di teg ci raami ay ca maa ko tibb yàkkal séddale rimi gën a graaw bu fi tàngee nu mu koy séddale ay ca def ci zirik naan ndox glace rimi gën a graaw cop ko mel ni bonbon classe yaa ngi dégg booy bi Tupac Shakur ñëwal sam classe dañ ci boole ay karaw moom nu arrêté nan arrêté rab bi comme dañ cee boole ay karaw vous êtes vraiment fort vous êtes vraiment talentueux dam leen di boole si gang bi mooy ñëw i-radio nañ ko def benn yoon par weer waaye sinon man sama dama ëppal dama leen di invité chaque jour ñuy ñëw di toog di freestyle may kontaan nag di xam nga kii Malika la jóge kii Grand Dakar sax Grand Dakar soriwul fii Grand Dakar fefte rek ngay pass waa Malika 6000 la ñuy pass pour dem sori nañ dem Malika moo gën a métti dem Tamba léegi billaahi war nañ wax si loolu de loolu dafa métti de waaw billaahi naa la wàññil yoon bu may ñibbi comme man maa ngi jàmmalaay foofu dina baax ci yow waaw mais boo yeggee foofu il faut nga jël taxi de parce que foofu mooy corniche bi ngay am loolu du cool dinañ ko gérer option rek ngay am corniche merci beaucoup en tout cas vous avez énormément de talent moi ça m'a fait vraiment un grand très grand plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de i-radio merci à tous nos auditeurs les gars last word très rapidement maa ngi bëggee Isapt très sincèrement je l'ai appelé à 13h na ko boy sa ñaari gaayoo te ñu mun freestyle indil ma leen maa ngi tourné aaru mbedd taluma la très rapidement. déjà di la jaajëfal Isapt bon di nuyu ñëpp di bëggee buur di bëggee gaayinam bi di bëggee àdduna yëpp di bëggee aussi tamit sama waa label waa Impossible Prod di wax gaay ni MNM la from Grand Dakar from Sicap Baobab from Thiès from Diobass Impossible Prod ñàkk jom weesuwul loolu mun impossible ñu produire. non du impossible de impossible la impossible. non da ngeen ko jeu de mots noonu rek. waaw jeu de mots boobu noonu mooy dil bi déjà bon James Arthur mooy seen générique. impossible. ñun am nañ bu baax. waaw maa ngi lay coupé yow. waaw Impossible Prod bu Grand Dakar bombule. waaw déjà bon di wax gars yi tamit bon mun nañ dem déjà génnee nañ suñu clip 12 février bii nii gars yi mun nañ ko dem suivre ci suñu page suñu chaîne YouTube du moins. saa mooy defe naa 12 février la ko génne pour 12 13 14 février affaire la mu ba pare def plateau yi nag. waaw def plateau yëpp. di wër nag mbëggeel. non weewu ma ko noonu de. non mais affaire bu garaaw naka gars yi dem. mbëggeel affaire bu garaaw la def. oh mbëggeel. yow Pape déglu woon sama bi naan dama lay tuumal mais weewu ma ko nii. merci beaucoup Bour. waaw merci beaucoup yow tamit xam nga di jaajëfal bu baax Isapt parce que bu mooy kóol xam nga maa ngi woon ci yoon sax parce que ñu ngi waroon dem studio am bagage bu ñu rendi xam nga mais daf ñu woo rek. te nga fee wax jàmm dañuy ñëw sa kër dajji sa buntu de. waaw am bagage bu ñu yeggali quoi am bagage bu ñu yeggali quoi. direct bi day commencer léegi de Thiès. dafa am match bu am foofu kan mooy football yow. Allô Thiès, vous me recevez? Allô Thiès? Kan moo nekk Thiès? Zamalek.
ak Teungueth FC ah mooy match bi Teungueth FC war a gagné waa jox ma waa Thiès kan moo nekk Thiès allo allo Thiès. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade Lat Dior pour la deuxième journée de la Ligue des Champions entre Teungueth FC et Zamalek d'Égypte. On le rappelle, Teungueth FC, pour sa première sortie sur la scène africaine, a été battu par l'Espérance de Tunis en but à 0. Mouloudia d'Alger et Zamalek avaient fait match nul au Caire également, 0 but partout. Et donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, pour Teungueth FC, tout comme pour le Zamalek, il faudrait tout faire